alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi maa ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullah ginnaaw bi ma leen nuyoo kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam maa ngi leen di ñaanal ba tey di dellu di sàkku seen ñaan di ñaanal képp koo xamante ni waxtu bi ñuy wax ak moom mu ngi ko fekk ci xat-xati àddina wala mu ngi ko fekk ci problème yi àddina ñu ngi ñaan yàlla buur bi moom mi nga xamante ni moom mooy teggi bépp problème yàlla na ko yàlla teggil ñu dellu tamit ba tey di ñaanal képp koo xamante ni waxtu bi ñuy wax ak moom mu ngi ko fekk mu ngi feebar ñu ngi ñaan yàlla buur bi moom mi nga xamante ni moom mooy saafara bépp jàngoro yàlla na ko yàlla saafara mbokk yi ba tey ñu dellu tamit di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ñaanal bépp jullit bu jiit ci kër dëggu ga yàlla na ko yàlla jéggal taxaare ko jannatul firdaws mbokk yi tey nag dañu ñëwaatoon ak yéen ci seen thème du jour comme ni ngeen ko xamee avec seen coach Fatima Zahra Dia ci li nga xamante ni mooy sujet d'actualité yi nga xam ne mooy xew ci àdduna bi wala li nga xamante ni mooy li ñuy faral di dund wala li ñuy faral di gis tey nag ñu indiloon leen li nga xamante ni moom la ñuy wax mariage à distance wala ñu ne couple à distance. bu ñu nee mariage à distance nag dafa nekk li nga xamante ni daanaka ñu ci bëri dañ ciy déggee sëyu moodu waaye dañuy wax mariage à distance gën na yaatu loolu ndax ki nekk Thiès ki nekk Dakar rek daanaka ñoom ñaar mariage à distance la ñuy dund. ba tax na bu ñu nee mariage à distance képp ki nga xamante ni ay couple lañu ay waay dencante lañu te ñu ngi sëy te dunduñu ensemble rek loolu mariage à distance la. distance yi la dafa gën a mettante ndax am na ki nga xamante ni bu namee jabaram mën naa jël oto dem seeti ko am na ki nga xamante ni bu namee soxnaam mën naa jël train dem seeti ko waaye am na ki nga xamante ni tey bu namee soxnaam wax dëgg yàlla dafa am lu ko tënk muy ay këyit dafa am lu ko tënk muy xëy na voyage bi billet avion ak leneen kon ci loolu ci la ñu fas yéene na waxtaane thème bu délicat bii thème boo xamante ni sujet la bu fragile sujet la boo xamante ni vraiment li ko ëmb ak li mu làmboo ak coow li dafa bëri ndax mariage à distance bu ñu ko waxee dañ naan ñaari waay dencante waaye gën na yaatu loolu ndax goro yi ñu ngi ci biir goro yu famille ku góor ki ñu ngi ci biir goro famille ku jigéen ku ñu ngi ci biir xarit yi ñu ngi ci biir distance bi tamit ñu ngi ci biir ndax bëri na ñi nga xamante ni tey distance détruire na seen couple wala bu dee détruire ko tamit dem na ba nga xamante ni couple bi neexatul kii mu ngi naan man xàmmeetuma sama soxna kii ne man xàmmeetuma sama borom kër ndaxte am na ñi nga xamante ni dañoo sëy nekk ensemble vivre ensemble am projet de vie dëkk ensemble àdduna ak jaxasoowam àdduna ak li nga xamante ni mooy ay imprévu am àdduna ak li nga xamante ni mooy li nga dul sóoraale dikk yàlla suñu borom dogal waa ji dem tukki ndaxte lu bari nag li ñuy gis mooy góor mooy tukki bàyyi soxnaam donc ci loolu bu góor bi demee tukki bàyyi soxna bàyyi njaboot ngir uti ndax xëy na fi mu nekk am gi demewul noonu ndax buñ ne immigration dañ naan uti ndax ku am nag lépp li nga bëgg sa réew gëm naa ni doo bouger mètre ndax ku ne rek xam na ni tukki metti na tukki sacrifice la ndax sa njaboot dinañ màgg sa ginnaaw sa soxna lu bari dina raw ci ginnaaw say njaboot duñ la xam donc lu bari dinga ko am bëgg ko partager ak ñoom doo ko mën a partager ak ñoom kon bii benn la ci ñi nga xamante ni dañuy tukki mu am keneen ki nga xamante ni nag dafa tukki ba pare daal di bëgg soxna labat ko takk ko kooku daanaka mën nañu soxna si ba muy dugg ci moom xam na ni kii de tukkikat la mu am nag beneen bi nga xamante ni mooy ñaar ñi nga xam ne ñoom génn bi yàgg waa ji ne day tukki soxna si ne ko tukkil danaa la xaar yooyu nag nekk yi nga xamante ni lu ci bari dañuy gis ne am na fi donc ndax mbëggeel oblige yàlla suñu borom dogal couple bu njëkk bi ma tudd ki nga xamante ni tukki na bàyyi soxna bàyyi njaboot am na ci ñi nga xamante ni ndeysaan dañ naan naa dem uti ñëwaat bari nañu ko fi waxoon tey mujjee nañ fi lam wala sax comme li ñuy wax nit ku nekk nag fa ngay dundee fa ngay deewee déegi bett leen ñaanuñu ko yàlla ñu lëxas seen jaat yóbbu waaye loolu yëpp dafa làmboo uti ndax ku nekk fa ngay uti jee fa ngay amee fa la feebar di fekk fa la nattu di fekk waaye ci loolu am nañ ñoo xamante ni am nañu projet de vie indi seen soxna ak seen njaboot nekk ak ñoom nekkin bu dal ndax bañ a lor soxna si mais ci loolu am na ñi nga xamante ni fas yéenewuñu indi soxna mu nekk ak ñoom mu nekk nag lu metti ndax jigéen bu nekk damay wax ni tout le temps bu sañoon mag borom këram ñooy nekk léeg-léeg day metti lool ci soxna si léeg-léeg mu metti lool ci borom kër gi ndax borom kër gi léeg-léeg même bu ko bëggee du ko mën ndax condition yi moo dul daje ndax dëkk bitim réew dafa bari te uute
te du dëkk yépp vraiment ñoo pare pour recevoir li nga xamante ni mooy sa soxna ak sa njaboot ci condition yu yomb. ndax ku ne xam na ni tey bitim réew metti na, ndax buñ nee bitim réew ñu bëri ci dégg Europe wala Amérique wala Asie wala feneen, mais bitim réew dañ naan sous région bi Abidjan gi ci bitim réew la bokk, Mali gi ci bitim réew la bokk, ak feneen ak feneen. am na ñi nga xamante ni tey vraiment ba ñuy tukki amuñu woon objectif dem toog, kon ñooñu dañ naan naa ut rek delluwaat sama réew investir fa, kon man duma indi sama jabar ak samay doom di fa lang. mais léeg-léeg liñ naan jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam, at yi day dem di gën a dem, ñu gis ni ñibbi yombul. nga dem ba ca biir soppi jamono jukko soppeeku nga ni comme yëf yi mu ngi bëgg a metti sama diggante ak sama soxna, vraiment xaar bi yàgg na, kon wóolu naa sama soxna vraiment ak ni mu demee nii, soit ma indi ko soit ma daal di toog. mais tey waxaguñ ci sujet boobu, xëy na loolu dañ koy renvoyer ci li nga xamante ni mooy suñu yeneen i thème. mais tey ci li ñu bëgg a wax rek mooy ki nga xamante ni tey sa borom kër dafa nekk bitim réew, yow nga nekk ci réew ma di ko xaar. couple boobu d'habitude dafa metti, ay souffrance la, ndax yow mi jigéen bi di nga yëg wéetaay, di nga yëg manquement, boo amee lu la naqari amoo koo ko partageel, boo feebaree amoo ku lay defal, boo goro yi nga nekkal ci kër gi tey bu fekkente ni ñu ngi lay def yenn yi amoo ku la défendre. léeg-léeg sax ñu jaxase la indirectement te doo am ku la taxawul sa place wala doo am ku la défendre. léeg-léeg tamit waa ji nekk fee vraiment ñu di ko woo di ko wax yoo xamante ni ci soxnaam vraiment day metti ba nga xamante ni soxna si même bu fekkente ni bëgg na say du yomb. mais waa ji même bu fekkente ne bëgg na muñ, xamul kan lay faral, ndax xamul kuy wax dëgg, xamul ndax soxna si moo am dëgg, xamul ndax ay waajuram wala ay mbokkam ñoo am dëgg. mu nekk nag situation yu metti. waaye léegi-léeg nga gis ci moodu ñu ci bëri dañu nekk ay victimes. dañu nekk ay victimes dans le sens que da ngay gis xale bu jigéen boo xamante ni day fekk moodu bu léppam pare mu ne naa ci dugg rek ngir tukki, wala naa ci dugg rek ngir vraiment mu yor ma yor bu rafet. nga gis ci yàlla ma yàlla baal xale jigéen yi nga xam ne tey daanaka seexluwuñu dara. nga dugg ci nit nekk ci li la neex, ñuy woo sa jëkkër diw mu ngi dem fii, gis nañ ko fii, ànd naag kii, bu la woowee du la jot, yu lëndam yooyu nga xamante ni tey vraiment xale yu jigéen yi damay wax ni balaa ngeen di dugg ci mariage à distance xoolaat leen ko, parce que yombul. jàmbaar dëgg moo mën du nekk ci mariage à distance, muñkat dëgg moo muñ nekk ci mariage à distance, mais ki la nopp ba nopp la kooku moo mën a muñ nekk ci mariage à distance. parce que jigéen tey boo sëyee góor te noboo ko doo ko muñal mariage à distance. waaye it góor bu fekkente ni danga takk soxna te noboo ko distance bi dina metti. parce que tey bëri na ci li nga xamante ni souvent ci côté boobu mooy ñàkk di transparence. ndax tey bu fekkente ni sa borom kër dafa nekk bitim réew, yow soxna si nga nekk fii, wala nga nekk ak lu mu distance mën a demee, il faut que transparence di am. il faut que ngeen di nangu di jox couple bi temps am, parce que couple tamit dafay dund, dafa am baqen bi mu am tax na bu ngeen yeewoo war ngeen fexe woowante. te loolu souvent damay wax ni borom kër gi la war, parce que tey boo nekkee ak sa soxna yaa war a aar kaaraangeem, aar ko ci léppam, mais yaa war di nemmeeku ndax dañ la jox doomu jàmbur pour nga xool ci lu mu nekk. kon balaa ngay tëdd war nga ko woo, boo xëyee war nga ko woo xool ci lu mu nekk, mais heure boo amee jot war nga ko woo di ko dëfal, di ko dalal, parce que loolu daf koy may jot nag mu gën a mën a toog xaar. waaye lépp loo am dee ko séddoog moom, ndax tamit dañuy wax ni bu doon rek lekk naan dund, kon soxna bu nekk rek nga dem toog sa kër ay waajur, ndax ku ne xam ne sa kër ay waajur amaana sax foofoo dàq, ndax loo def baax na, sa kër ay waajur la, kenn du la critiquer. mais sëy dafa metti. kon boo nekkee sa kër borom kër di ko fa xaar mu nekk àll, ndax dafa uti pour yow, dafa uti pour sa njaboot, foofu dañuy wax ni borom kër gi il faut que muy dimbali soxna si, di koy defal, di dala xelam, di koy encouragé, di koy sàkk mu muñal ko, ndaxte uti yombul. waaye it lu mu am mu fas yéene ko bokk ak moom. ndaxte gis nañ fi ay jabari moodu yu bari yoo xamante ni vraiment seen nekkin ñaaw na, dañuy nekk di leba te lu ñuy leb ordonnance, leb doolu ci dépense bi, leb faju. sa yaay ñëw seet si la nga bëgg sagu wala nga bëgg ko dimbali, nga ne xaaral ma leb jox sama yaay, ndaxte kat jabaru moodu daa sonn ñaari yoon. ndax sonn ñaari yoon bi mooy dafa amul li nga xamante ni mooy borom këram jege ko, di ko defal, di ko sagal, di ko jàppale, ndax borom kër gi amaana xamul la fa xew. waaye it dafa am li nga xamante ni mooy compréhension àdduna, ndax si suñu mentalité jàpp nañ ni
ni moodu bi manquéwul dara, jeexalul dara, ba jabaru moodu lépp li nga xamante ni tey yaa ngi naan awma, nit ñi sa dañ la dul gëm parce que dañ naan ah borom këram da koy yónnee. sag googu ak sutura googu ndeysaan jàpp ci jigéen ñi nga xamante ni des fois day dem ba nga xamante ni bu xew amee ci seen famille jëkkër wala ci seen famille, góor ñi duñ ko comprendre, duñu jéem a comprendre, dañ naan rek ah waa Sénégal dañu bëgg xew, waa Sénégal lu ñu am def ko ci xew. fekk na réalité nag dëkk bu nekk ak la fa xew, ndax fii boo fi yàggee boo amul chance dëgg nga jàpp ni tubaab bi dundee noonu la ñu war a dundee, fekk nag c'est pas le cas. bu ko defee ndaw si ndeysaan bu dee koo xamante ni ku jàmbaare la, ku bëgg sagal boppam sagal jëkkëram, day dugg ci yoo xamante ni amaana tey jii bu ci duggul woon deram yàqu, waaye bu ci duggee deram yàqu. ndaxte bu fayul bor ba ñu ne ah moom de leb rek la fi nekkee, lu toll ni jabaru moodu mënul sax def li nga xamante ni mooy teral ay mbokki jëkkëram wala teral ay gorom nangam ak sàngam. mu nekk nag lu metti, parce que situation la yoo xamante ni jigéen bu ci jaarul mënoo koo comprendre, ndax yàlla natt nañ ñu ñun jaar nañ ci kon xam nañ lu muy saf. donc ba tax na jigéen ñi côté boobu dama leen di wax ñu gën a am courage, mais ñu jàppale seen borom kër yi, parce que bu ñu waxee ci benn pàcc bi ci waxuñu bu ci des rek dafay am lu yàqu. ndaxte góor bi dem uti dafa am jom, góor bi dem uti ngir teral la danga ko war a jàppale, danga war di waxtaan ak moom, fexeel xam situation, parce que tamit bari na ko tukki uti te fekk na lañ ko yaakaaree new fa. ndaxte ku ne xam na ne ku tukki tey ñëpp dañ lay yaakaar, te bu la ñëpp yaakaaree rek am nga problème, ndax dangay sagu fa nga nekk, dund ga cher na, sa loyer, say frais, say facture, say dund ak sa waa kër Sénégal léeg-léeg imprévu ñëw. kon yow soxna si war nga comprendre sa borom kër, bu la nee aw ma naxanteel ak moom comme sa borom kër bu nekkoon ak yow ni ngay naxanteeg moom ba jot ci li nga xamante ni moom nga bëgg. bu la leeree ni kii kat bañul waaye dafa amul, ngay naxanteeg moom te bañ tout le temps, parce que gis nga relation boo xamante ni amul présence, pour meroo am fa dafa gaaw, pour frustration am fa dafa gaaw. ndax tey jii amaana sa jëkkër am na noo doon toggeeg moom, jàkkaarloog moom, nga yërëmtalu ci kawam sax dalay yërëm, bu jaree sax lebi jox la, day lebi jox la, parce que boobu contact physique bi moo tax. mais bu fa contact physique bi amatul, moom amaana wàcc na liggéey na, mu ngi sonn, ñëw wéetaay di ko rey, mu woola pour dégg sa baat, woola pour dégg ko dëfal, woola pour dégg ko masawu. bu la woowee nga naan ko toujours xew, dépense bi jeex na, xale yi dañoo feebar, damaa war a fay école, damaa war a natti, kooku à un certain moment dafay exploser. te gis nga loolu jigéen ñi nekk Sénégal ndeysaan mënuñu ko comprendre, mais dafa jot ñu comprendre ko. parce que tey mu ngi mel ni sa borom kër bi liggéey ba wàcc rek fekk li ci kër gi, tey gëm naa ni balaa nga ko wax di ko jàmbat yenn frais yi manqué ci kër gi, di nga xaar ba mu toog ba dallu ba nga defar ko mu añ nga soog wax ak moom. sa borom kër tamit noonu la, bu wàccee wala le soir, communication bi fexeel vraiment mu tax, fexeel waxtaan ak moom, fexeel ba communication bi am kaf am reetaan, ba nga am occasion nga daal di koy wax ci njëkk ak teraanga, ba nga xamante ni vraiment du exploser sa kaw. waaye it lu mu mer jéemal di yor caabi bi nga xamante ni mooy caabi dëfal. ndaxte mariage à distance amuleen lu dul communication bi bu raté, votre mariage est raté. donc muy ci ku góor ki muy ci ku jigéen ki, parce que ku góor ki tamit dangay comprendre ni sa jabar bi nga fa bàyyi kook sa yaay, bàyyi kook say sœur, xamoo nu mu yendoo, xamoo ñooñu luñ koy teg, xamoo ñooñu luñ koy wax, xamoo ñooñu luñ koy tuumaal, muy demee sax ak sutura vraiment di masla. nekki nañ ci kër ga amaana neexul, ndax dañ naan kumba amul ndeykat dafay yomba bu max day yomba jiiñ, ku jot daal di koy toroxal ndax la ndax amul ku ko défendre. ndax buñ ne kumba amul ndey mooy jabar ju nekkul ak jëkkër vraiment amul kaaraange, ndax sa jëkkër mooy sa kaaraange, sa jëkkër mooy sa puissance, sa jëkkër mooy sa doole. ku la nara ni sa bët bi am na suuf, sa jëkkër toog fii du la ko wax, ndax xam na ne bu la ko waxee am na ku lay défendre. mais bu fekkente ni nekkook sa borom kër mu sori la, vraiment sa soxna boobu amaana lu bari mu ngi koy muñ, mu ngi koy woyaale, mu ngi jéem pour vraiment kër gi neex, te amul ku ko ci defal. yow boo ko woowee tamit bëgg di ko harceler, di ko gëdd, deel dawal compréhension ci xale yi, deel dawal compréhension. nga xamante ni tey bari na loo xamante ni yow amaana boo fa teewoon gis muy manqué, wala gis mu nekk ci ay problème, wala gis yenn xat-xat yi, yow doo toog di ko seetaan, dangay dem, bu la jaralee leb di nga leb, bu la jaralee lu nekk di nga ko def. mais d'habitude boo teewul, pour nga ñàkkal fayda mbir dafay yomb, parce que teewoo gisoo, amoo effet psychologique bi, amoo reflet bi nga xamante ni moom ngay gis ba mun ne ah lii kat naa ci réagir wala bu ma ci réagir. ba tax na
bu fekkente ni teewoo communication bi del fexe sax del laajte même bu la sa soxna laajul del laajte xale yi mbaa fay nañ seen jàng, xale yi mbaa ñu ngi jàng, xale yi mbaa ñu ngi julli, xale yi mbaa ñu ngi lii, del laajte del présent. comme bu fekkonte ni yaa ngi fa nga bàyyi xel tamit ci sa éducation njaboot, xam ni soxna si benn nit kese yar ay njaboot dafa metti, rawatina jamono bii ñu toll. bu fekkente ni tey soxna si amaana jaboot na, ndax bu fekkente ni jabootagul xëy na ci lay gën a oyof, mais bu demee ba jaboot fexeel di koy booster, fexeel tamit di koy jox énergie. yow muy góor loolu yaa ko mën a def ci moom, yaa mën a vraiment di koy booster ba nga xamante ni bépp naqar boo xamante ni sa waa kër ñu ngi ko koy teg, boo ko woowee rek moom vraiment day fàtte lépp li nga xamante ni doon na ko dund ci journée bi, parce que dégg na sa baat, parce que xam na ni kii kat mu ngi ma fi bàyyi mais du sagoom, kii am na fu ma ko toll, kii am na yëg-yëg boo xamante ni mu ngi ko yëg ci man, kon lépp loo xamante ni ñu ngi ma koy teg rek danaa ko tegoo. mais tamit ki nga xamante ni tamit vraiment mooy soxna si, sa borom kër bu la woowee nga am li nga xamante ni mooy douceur, wan ko affection, wan ko ni même bu fekkente ni sori na la mu ngi ci xol bi. durant la journée dee koy message, bañ di xaar wootee di jóge ci moom rek, parce que bari na ci mbokk soxna yoo xamante ni seen borom kër tout le temps dañuy xaar wootee di jóge ci moom rek, wala su ma ko woowee du ma wuyu, wala su ma koy nangam ak sàngam. des fois bari na góor ñoo xamante ni surtout fii Europe liggéey ñuy liggéey kenn du leen may accès seen portable, dañuy xëy suba ba ngoon jot portable bu ñu ko laalee mooy dañoo am pause. des fois mën nga leen message ñuy toog 8 heures de temps duñ ko laal, parce que lu tax mooy amuñu yoruñu téléphone bi sax ba de wuyu. kon yooyu yëpp bu fekkente ni am na ci góor ñoo xam ndeysaan du ñu expliquer ba mu leer, du ñu wax ba mu leer, wala tey nga lire message bi war a tontu sa soxna, amaana ki ngay liggéeyal ñëw nga jël téléphone bi teg foofu, moom mu gis ne lire nga message bi tontu woo ko, te comprendre lu tax tontu woo ko, mu jàpp ni da nga ko ñàkkal fayda. kon yooyu yëpp il faut que ñu ciy bàyyi xel, ak li nga xamante ne tamit mooy fiiraange bi. ma ñëw ci boobu volet fiiraange, parce que gis nga ñaari nit bu ngeen dëkkul ngeen di sëy ba pare mu am ku ci fiir, dana sonn te dana metti lool 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 lool. parce que nit ki nga xamante ni yéen a ngi sëy ba pare nekku leen foofu, li fa war a am rek mooy kóolute, li fa war a am rek mooy ku nekk di dalal sa xelu morom. kóolute bi tamit di am, parce que nit ki bu fekkente ni bari na ci góor ñoo xam ne dañuy woo seen soxna benn yoon jotuñu ko, ñu woo ko ñaari yoon jotuñu ko, li ñuy gis ci film yi wala li ñuy gis ci théâtre yi wala li ñu laver cerveau ci seen bopp yi, ñu jàpp ni ah soxna si de comme jotuma ko rek amaana ma nga ca lu ko neex, wala ma nga doxi na wala defi na lu ko neex. fekk na boobu nag ku nekk rek war di nga xëy des fois sama classe bi fàtte sa portable sa saak, mbaa nga fàtte ko sa poche jacket, mbaa nga teg ko foo xamante ni da nga koo defoon silencieux ca guddi ga ba ngay yeewoo ba suba laaloo ko, téléphone bi di sonné loo ko dégg. kon il faut que nit ki tamit nga koy utal ngànt, di ko utal ngànt. wax yii di jóge ci biti, sa jabar gis naa ko fii, sa jabar def na lii, sa jabar yooyu il faut que nga am ci fullaak fayda nag, war a am fullaak fayda gu toll nii sama jabar lu ma la ci laajul dooma ko wax, parce que maag moom ñooy sëy ñoo sekk relation bi. ndax gis nga relation boo ko ubbilee ay noppi biti mooy du dem du wëy, te ci xol bu tàng nga nar a dëkk. yow it soxna si noonu, bari na ci ku la naan moom moodu yi nga xamante ni ña nga nekk ci lu leen neex, moodu yi nga xam nangam ak nangam. du ñu ne amul de, ndaxte nag foo dem fekk fa ñu baax, fekk fa ñu bon. am na ñi nga xamante ni buñ fi ñëwee lépp lu bon ña nga fa, waaye nag damay wax ni la plupart ñu ci bëri ay jàmbaar lañu. ndax gis ngeen foo nag na mu yombee Sénégal, dañoo jàpp ni loolu la yombee fii, waaye boobu dangaa ñëw rek ba ne dangay fii ba gis wéetaay gi, di nga xëy wër quartier ba nga dëkk ba ci yàgg sa nga ni man fii fan laa fi amee xarit, fii ndax am na sénégalais, fii ndax dinaa fi gis ku ma xam. mu nekk nag li nga xamante ne lu jafe la, naam fu sénégalais nekk dina xamante ak ay mbokkam, waaye tey bu fekkente ni présentation bi amul rek neew ma du am, mais luy yéex la. parce que tamit ku nekk ak sa méthode dund bi ngay dund, ku nekk tamit ak li nga bëgg a dund. ndax tey ki bëgg a dund dem ci discothèque ba, ki bëgg a dund ànd ak tubaab yi jaxasoog ñoom def li ko neex, kooku vraiment pour mu bon daf koy yomb, parce que tey dafa dem jaxasoog nit ñi pour def li ko neex, parce que loolu moo nekkoon bitam, loolu la bëggoon, loolu la doon ut. mais ki nga xam ne dafa ñëw pour liggéey jaamu yàlla, pour satisfaire njabootam, ëllëg ak ci biir mu ñibbi mën a am lu mu yóbbu ci réewam, kooku xam na objectif am te da koy viser, te xam na li ko fi indi, du caaxaan moo ko fi indi, du fo moo ko fi indi, te heure bi dafa cher. donc beneen bi mooy ñi nga xamante ni par exemple comme ñi ma doon wax, dañuy bëggante, ñu nekk ci li nga xamante ni mooy relation à distance, waa ji ne la xaar ma, wala nga ne ko dinaa la xaar. boobu tamit dañuy wax ni lépp loo xamante ni dañ ciy jëm muy sëy dafa sacré, te nit ki balaa ngay dugg ci sëy da nga war a mesurer sa bopp. ndax sëy nekk ak sa borom kër bokkul ak nga sëy ak moodu. ndax sëy ak moodu du mariage bu normal, maa ko wax.
waaw mariage yu normal yi boobu normal lu tax normalul mooy mariage à distance dafa bëri ay inconvénients dafa bëri li nga xamante ni te jigéen ñi yamuñu dafa am jigéen ñoo xamante ni dañu soxla dañu nekk ñoo xam ne dañu am dépendance affective dañu soxla présence su ki nga xamante ni mooy seen borom kër bu fekkente ne amuñu ko rek day am lu bëri loo xamante ni du dikk dañuy nekk sax ci ay colère ay état d'humeur yoo xamante ni vraiment waa ji teguleen ko kenn teguleen ko mais manquement ak absence bi ñuy yëg bu metti bi moo tax mënul combler vide bi nekk si ñoom ba tax na loolu dafay jur sax des fois ay problèmes yoo xamante ni day répercuter ci couple bi ba tax na booy dugg ci góor mu leer la ni kii góor guy tukki la ah na nga xoolaat sa bopp na nga nattaat sa bopp ndax mën nga ko wala mënoo ko parce que nag tukki ak sëy kuy tukki dafa bëri ay mbir yu nekk ci biir yoo xamante ni boo jëlul sa ñaari tànk yi ne danga ci biir doo comprendre ndaxte tey xëy na yëf yi changé na xëy na auparavant doon nañu wax naan vraiment ñu ci bëri bëggoon nañu dugg ci sëy ak góor ñi di tukki parce que ñu ngi ci doon séentu yaakaar ñu ngi ci doon séentu alal mais jamono tey dem na ba ubbeeku ba tey lépp nit ñi dañ koy gis dangay nekk Sénégal xam li xew fii ndax yaa ngi jokk ak WhatsApp bi Facebook bi ak ay jigéen ñoo xam ne ñu ngi dund fii ñu ngi lay wax li fi nekk wala jigéen ñoo xamante ni tey seen jëkkër xam nga ni ñu ngi fii wala seen borom kër ñu ngi feneen ci Afrique donc nga xam ne ñi kat du la plupart niñ koy foogee wala li ñuy yaakaar que ne dañuy dund bonheur bu ngande boobu ndaxte am nañu lépp jeexaluñu dara kon loolu tax na tey xale yu jigéen yi yeewu nañu tuuti te delluwaat nañu ginnaaw tamit ci li nga xamante ni moo nekkoon vraiment ngay génn ak kenn koo xamante ne mu ngi Sénégal ngeen di génn ngeen xamante nga jékki-jékki gis moodu bi jóge fee rek parce que yaakaari nga ko alal nga dugg ci moom nga dem ba ca biir gis ni demeewul noonu nga ëlbatiku di asaaloo sa bopp ci mbedd mi te fekk na yaa ngi ci buumu sëy yooyu yëpp gis nañ ko fi ba tax na comme li may wax mariage à distance c'est pas donné à tout le monde ba tax na ku ciy dugg war nga ko xoolaat waaye góor ñi nga xam ne tamit dañuy tukki vraiment damay wax ni léeg-léeg yéen jigéen ñi nag loolu yéen a ko mën a liggéey mooy sa borom kër léeg-léeg xamal ko ni du alal bi mais présence am mais physique am même bu dee benn yoon ci at bi même bu dee ñaari yoon ci at bi bu mu nee nekk nay ñëw ndax tey kii tukki te amul këyit kooku dañ koy ñaanal yàlla yombal ay mbiram ndax tey ku amul këyit tey sa ñibbi du yomb mais nag am na fooy toll nee naa boo demee ci réew def fa fukki at amoo fa këyit sa dara lijjantikuwul sa dara sottiwul baye boo nag bu yaboo mu ñibbi parce que léeg-léeg nga nekk fenn yaa ngi lor doomu jàmbur amaana yow am nga possibilité am foofu soxna ndax bari na ñoo xam dañuy tukki bàyyi seen soxna ñu dem ba ci biir xam ni bu ñu jógul ci seen bopp dëgg dinañ mooy yàlla amuñu possibilité indi seen soxna yee ñu mujjee takk soxna fa ñu nekk mu nekk nag mën naa ne double trahison quelque part parce que la femme se sent trahie quelque part parce que li tax ma wax loolu mooy ki toog di la xaar souffrance bi yéen ñaara ko yam tey li lay metti moo koy metti moom li lay naqari moo koy naqari le fait que gisul dafa am lu ko metti tey boo ëlbatikoo ut foofu beneen jigéen ngeen nekk fa yéen ñaar 24/24 moom mu ëlbatiku nar a dund distance boobu à vie kooku loolu mooy double trahison moo tax góor bu mën vraiment balaa ngay takk soxna fii nga jëli ji sa soxna nga indi ko nga nekk ak moom loolu mooy li nga xamante ni mooy gën a yell loolu mooy li nga xam mooy gore mais loolu mooy li nga xamante ni sax mooy li war a nekk mais bu mënul nekk vraiment nga jéem heure boo mënee même muy 6 mois muy 8 mois muy 4 mois loo mën boo amee sa billet nga daw dem xooli sa soxna ndax am na loo xamante ni li ngay western union wala li ngay wari wala li ngay yónnee du ko faj am na ci loo xamante ni tey téléphone bi ngay woote du ko faj sa physique rek moo ko mën a faj sa jëmm donc loolu il faut que tamit nga koy combler parce que ci sëy bi la bokk ndax bu dul loolu sëy bi day am problème donc góor ñi il faut que ñu bàyyi di topp seen napp sa bakkan ak dajale bu bëri bi su ma amul lii duma dem su ma amul lii duma dem Sénégal jigéen dañoo bëgg xaalis wala famille dañ lay sonal wala naa mag sàngam des fois nit ki il faut que nga xam ne mënoo am lépp motale lépp dangay def lii bàyyi lii waaw avec le temps lépp dina mot beneen bi tamit mooy li nga xamante ni vraiment mooy li ma doon wax ki nga xamante ni amul këyit kooku soxna si balaa nga ciy dugg na leer góor bu lay takk bu fekkente ne amul këyit mu wax la ko xoolal sa bopp parce que xaar koo xam ne amul détel amul app loolu c'est pas logique xam nga ki ngay xaar mu leer la kii kat chaque at mu metteeg mu neex dina ñëw kii kat chaque 6 mois mu neex ak mu metti dina ñëw wala kii donc ça dépend mais xam nga di kii à un certain terme de la vie dafay ñëw day dem di ñëw xam nga ko bokkul ak ki nga xamante ne daf lay takk mu leer la ne kii yéen a nekkoon Sénégal xëy na yéen a àndandoo bëggante mais mu ngi quelque part si àdduna bi te këyit moo ko mën a tax muy jaabante te këyit yooyu moom amu ko te bu ko amul du mën di ñëw di dem nga dugg ci moom toog di ko xaar juróomi at fukki at
nga toog nekk jigéen amoo njaboot amoo dara ngay muñ loolu moom amaana am na possibilité takk foofu keneen am ak moom ay njaboot defar vie am en ce moment jigéen ñi tamit il faut que ngeen xool bu baax li ngeen di def il faut que ngeen di xool leen ndax alal jar na ko wala ndax mbëggeel gi ngeen di woote dëgg ma nga fa. parce que tamit mbëggeel bu réciproque jarul sacrifier sa jeunesse jarul sacrifier tamit sa bopp wala sa ngëm yàlla ndax ñun ñëpp ay doomi aadama lañ te doomu aadama yàlla daf ko mooñaaleeg muy soxla boppam te boobaakat sëy bokk na sax raison yi tax nit di ci dugg mooy boo soxlaa sa bopp kat nga mën a am koy sa borom kër bi ngay àndal mu jege la te fekk na kat doo mooy yàlla doo dugg ci yenn yi kon sëy loolu dafa bokk ci base principale yi tax sax ñu daganal ko kon bu fekkente ni da ngay sëy te amoo ca loolu kon sëy boobu vraiment est-ce que jar na ko loolu tamit lu ñu war a poser waat question la donc mu nekk li nga xamante ni vraiment war nañ ci bàyyi xel. beneen bi mooy tamit li nga xamante ni maa ngi ko doon wax sànq ki nga xamante ni tamit danga nekk Sénégal danga nekk bitim réew sa lépp pare nga takk soxna foofu donc soxna si di la xaar kooku tamit vraiment war nañu xoolaat soxna si sëy bi boo ciy dugg nga natt sa bopp comme ni ma ko waxee woon sànq mais tamit nga xool comme li may wax tout le temps jigéen bu nekk war ngay xam des fois di imposer li nga xamante ni mooy say désir ak say bëgg-bëgg bu la leeree ni kii daf laay takk te amaana sëy bi à distance à vie la nar a doon mbébétul indi la mbébétul nekk ak yow xoolal kat léeg-léeg ndax nga am ab Modou Ndiaye boo xamante ni bu xëyee dem marchand ambulant bu ñëwee lu mu am ngeen bokk nga di ko gis ngeen nekk ci jàmm ndax loolu gënul nga nekk ak góor boo xamante ni amaana boo ko gisee benn yoon la ci at te léeg-léeg kat la nga ciy xalaat sax amaana la marchand ambulant boobu di indil moo ëpp sax la kee di rapporter quelque part stigmatisé wu ma suñu mbokk Modou yi mais c'est juste rek jigéen ñi dañuy souffrir ci mariage à distance yi dañuy souffrir ci seen famille ñaari yoon muy seen propre famille mais tamit muy famille bi nga xamante ni mooy famille goro yi mais mooy tamit des fois nga am jëkkër joo xamante ni mu ngi tukki mais amul compréhension xamul poids ak àq bi mu la teg xamul naqar bi mu la teg xamul distance bi li muy causé jigéen moralement parce que jigéen dafa am affect te affect boobu mu am tey bu amul kum ko partagé rek mën na jouer ci état d'humeur am donc loolu bokk na ci li nga xam ne war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax tey nag dañu indi woon lii pour jigéen ñi nga xamante ni ñu ngi say mariage à distance seen jëkkër nekk quelque part dans le monde ñoom ñu nekk Sénégal di ko xaar wala ñu nekk ci beneen réew di xaar seen borom kër mu metti lool nga gis ci ku toog ñetti at ñeenti at juróomi at vraiment mu metti dañ leen di wax gàcce nga laama te nit ki tamit lépp loo mën bés dina jot yàlla dina la ko fay ci fayin bu neex kon nag ñu di leen wax rek du courage te xam ne sëy neexul yëpp a yem nag bu distance beeg bu jege bee ci yem kon xëy na yéen lii bokk na ci li nga xamante ni mooy seen xeex bi ngeen war a xeex bokk na ci muñ yi ngeen war a muñ waaye bokk na ci li nga xamante ni yàlla dina leen ci fay yu duun donc di leen wax rek di courage góor ñi tamit ngeen leen di ñaanal di leen ñaax ngir it bu ñu amee ñu mën di ñëw ba keroog yàlla dogal ñibbi si mën a nekk bu boobaa lépp mën a neex incha allah di leen jox dig daje ak seen yeneeni vidéo bu ko defee ñu indiwaatal leen beneen thème tamit xëy na ci ki tukki woon ba ci biir indi soxnaam ci dëkk bi fas yéene dund ak moom ndax tamit boobu tamit gis nañ ni mu ngi fi def ay ravage yoo xamante ni lu na dégg nañ ko ci ba tax na vraiment il faut que tamit ñu wax ci donc di wax ne bu leen fàtte abonné suñu canal YouTube ak suñu page Facebook bi ak suñu canal Instagram bu ko defee di ngeen ñu mën a suivre tout le temps avec votre coach Fatima Zahra Dieng dans tous les sujets de la vie lii laal ci mariage lii laal ci religion lii laal ci li nga xamante ni rek mooy suñu dund ñun jigéen éducation émancipation lépp lu jëm ci suñu dund gi incha allah dañ koy traité di ci waxtaanee xanaa di leen wax rek je vous aime très fort di ba beneen yoon incha allah bu leen fàtte nag abonné suñu canal yi di ñu suivre tout le temps di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ba beneen yoon ak seen yeneen i vidéo incha allah.